ña toog ñëwutuñ kay. ñoom la ñu war a moom jaanam wàcc na d'une part. jaanam wàcc na jaanam kay wàcc parcelle fu mu toll xëy na waroon na fi gën a wees. mais ni mu mën a xëy na benn instant. waaw mais loolu kay ñun ñëpp a ko mais yéen ñi nekk ndaw. waaw à Thiès yéen ñi fi nekk à Thiès. franchement dafa am léthargie bu doy waar. mën na koo jaaxal ñëpp te ku ne Thiès nag ne PDS pour dire la vérité. waaw mais waaw dama lay wax. ne la ñun suñu organisation yi nga xamante ni jot nañ ko def yëpp. 2012 ak tey organisation yëpp tooguñu at c'est-à-dire tooguñu at boo xamante ni defuñu mobilisation bu mag un grand meeting. en tant que parti d'opposition fii Thiès. d'accord tooguñu weer bu ñu tenirul réunion à la permanence. tooguñu fukki fan ak juróom yoo xamante ni structure ndaw yi muy UJTL wala structure cadre yi tooguñu semaine boo xamante ni les anciens duñu daje chaque lundi mais wax ma ban parti moo koy def fii Thiès ngir bëgg a wax ni le PDS ne fonctionne pas à Thiès. gisuñu ko de. beneen bi ci des. leneen li koy confirmer. mooy bàyyil ba ñu def vente de carte ba pare bu ñu retourné. nga laaj ñaata secteur lañ monté Thiès. Thiès moom fii mbaa bu ngeen jaay seen carte PDS mbaa dina jar c'est ça le problème aussi. gars yi war nañu ginnaaw de lenn de xam naa ko. mooy rien que bi nga xamante ni département bu nekk 2000 signatures lañ ko laaj pour ay parrainage u Karim. Thiès joxe na plus de 12000 signatures. élection 2017 yow loo ci joxe yow ci 12000 signatures yooyu. mais man. parce que fii Ndiaga Diaw fii PDS moom Ndiaga Diaw da ngay dégg léegi ah. man li wérte wóor. mooy sama participation dans le département de Thiès. moo ëpp. maanaam li ma cotiser man ci signature. amul benn responsable bu cotiser lu ni toll ci signature. c'est normal aussi parce que. waaw léegi lépp yaa ko ADMO yow yaay secrétaire général bu Thiès Ouest nekk UGTL nekk membre comité permanent national nekk lu ne fu ne nii yow yaa ko géré. waaw mais loolu parce que gars yi dañu ragal Ndiaga boo waxee mu agitu wala mu yuuxu wala mu génn ci presse bi. non finalement ñëpp di la mooy. non du tout maanaam ñi ma xam dëgg xam nañ ni nit ku dal laa. Ndiaga yow mii. ah oui c'est-à-dire li may bañ mooy ku ñu bëgg a fooyee. ku ñu bëgg a fooyee. ku mel ni Massaly du ko wax de. waaw mais xam nga fi mu ne débat bi fi nga ko bëgg a yóbbu boobu débat. man xanaa koy moytu léegi. déedéet. saa yi temps yi dafa taxaw de. non man mooy def ak jaay xam nga loolu. non temps yi macha allah si leen daal naa la ko xamal Ndiaye nga xam ko say auditeur xam ko. waa Thiès Info xam ko ak ñi leen di seetaan. mooy du ma dem ak nit guerre gañe ko combat gañe la yenu la ba ci kaw teg la ci suuf arbitre ñëw yëkkati sama loxo ne ma gañe nga. kookal la. ma retourné waat di la dabaat di la dóor. loolu rek laa jàmm. kookal la koo gañe foofu. foofu daal laa yem foofu daal loolu foofu laa ci yem. ñu fàttali mbokk yi ba tey yéen seen émission pencum Thiès tey jii Ndiaga Diaw la ñu dalal bu PDS moom fii daanaka lépp PDS lu nañ ko xamee noonu beneen bi ñu wax ci wàllu actualité coow li bëri na ci wàllu ay audio. politique nga mënoo fi ñëw dina si laaj ci diggante Ousmane Sonko ak Mansour Faye yaa ngi wax sànq loolu ban gis nga ci am audio yaa wax waxuma yaa def lii yaa ñaan audience ñaanuma ko yow lan nga ciy wax yow. bon li ma ci am mooy dinañ dem ba léegi kenn dootul communiquer ci via audio wala téléphone wala yu mel noonu ak jikko yi la ñu yàq nit war ngeen mën a waxtaan yéen ñaar ngeen dem ba jëmi jamono déggootu leen. ci gis-gis nga yor audio wala nga yor enregistrement téléphonique am ba pare téye ko parce que loolu mooy éthique nag loolu mooy moral mais da ngay gis ñuy xëy suba ba ngoon di wër vidéo wala ñuy wër benn audio wala benn appel boo xamante ni nit ki defoon na ko pour jëm ci yàq deram wala pour jëm koo. waaw ngeen am ci part de responsable bu mag a mag ngeen PDS parce que nee nañu yéen a yàq jikko yi daa ngay wax sànq Abdoulaye Wade fii. mais ci yéen la ñu xamee yooyu. gis nga loolu moom doo ko wetti. gis nga parce que tey lu réew mi moom ba ngeen ñëwee la càllale yi wala la kii yëpp a màpp. gis nga Ibrahima. waaw loolu moom yow xam nga ci daal. am na loo xamante ni. responsabilité individuelle la. ko xam Ablaye xam ne nit ku am yar la ku am teggin nit ku généreux. ku mën a dimbali. ku mën a def lu baax. ku mën a wax lu baax. ci biir njabootam li mu mën mooy teg leen ci axe. dinañ ciy tegul woon nag dinañ bàyyi woon. non dama ni déedéet ku mën sa morom duma lu neewaay def loolu la ñu hérité kër goo dem ci àdduna
ci njaboot gi am na ci borom kër gi ñoo xamante ni maîtriser wu leen kër goo dem la ñuy def nag soo ko bëggee jël imputé ko kilifa kër gi da ngay def erreur moo tax lii soo ko waxee da ngay wax erreur c'est-à-dire Abdoulaye Wade du sant kenn mu def lu ñaaw wala mu wax lu ñaaw ku ko def nag sa responsabilité individuelle la léegi nag jàngat bi mooy lan Sonko moo def wala deful Mansour Faye non moo def wala deful man xaw ma ki def xaw ma ko deful mais li ma ñaawlu mooy ay audio yu ñuy jël di ko transférer di ko génne ak di jéem a déstabiliser nit wala di ko jéem a toroxal maintenant Sonko demandé woon na audience pour gis président Macky Sall mais pour man y a rien de plus normal un Sénégalais am na droit demander audience pour gis président Macky Sall loolu pour man jarul débat jarul wax jaru ko man coow yi fi ñu ko yóbbu man du ma ko suivre sax man évolution bi sax xaw ma ko ça ne m'intéresse même pas parce que je me dis que lii affaire yabaate la daal dégluwuma leen sax que ça soit du côté de Sonko comme Mansour ni affaire yi di évoluer suivre ma ko sax intéressé wu ma sax su ma doon tàppee sama téléphone ba yem ci damay pousse dem sama yoon mais xam nga ci xalaat comme ni nga ko waxee maa bi c'est xalaat bi mooy li ma la wax mooy dama ne la et puis ñi ngi doon naan alliance PDS Pastef Sonko quoi ñun moom ak pour ay alliance lu Abdoulaye Wade décidé ci côté alliance ñun ci loolu la ñu nekk di ci dox kon daal moom daal mooy taxaw rek di décider yi moom mag moo xam ne ndeysaan voilà moom daal moo leen décider yéen ñi nga xam ne peut-être yéen a waroon indi expertise wax ni jamono doxee yooyu yëpp mais yéen daal moom lu mu wax rek moom man moomu ngay wax waaw c'est le secrétaire général national du PDS lu mu wax rek kenn du ci am contestation mais yow demal ci règlement intérieur parti bi moo ko may muy décider waaye léegi nga bëgg wax naan mag kon bu ne woon yéen a Sonko yéen yàgg na amul ma dem da ñëw d'accord tey su fekkoonte ne li bëgg-bëggam mooy PDS ak Pastef ànd mais PDS ak Pastef dañuy ànd su dee coalition bi réew mi mën nañu coaliser ak réew mi mais moom anti système la te yéen système bi ngeen doon doxalee neexu ko ba taxoon mu ne les présidents yi nga xam ñoo doon succédé fii yëpp dañ leen war a teg fii dañu tout ça mais malgré ça war ngeen mën a ànd lan mooy anti système question la man damay moom laa la laaj question boobu laa la laaj li ma ko dégg man mu wax mooy ñeenti présidents yi ñu mës a am ci réew mi yëpp ku ci mel ni Abdoulaye Wade musu fi am c'est-à-dire malgré boole woon na ko ci mboro fusée yooyu waaw dafa nànk rek ma wax la su fekkente ne système mooy yàq mooy loo ñoo xamante ni seen doxalin wala seen jëfin rafetlu wuñ ko loolu dañ ciy këccet Abdoulaye Wade au moins mën nañu nangu ñun ñëpp lu tax waaw ci laa jëm ciy génne Abdoulaye Wade dañ ko ciy génne xam nga lu tax moom mi bëggoon dem doom wutu ko moom mi bëggoon troisième mandat moom mi bëggoon dem doomam wutu ko waaw Karim Wade mooy di coow li yow tamit fii lañu fekk yow tamit déedéet yow mës nga dégg ci 2012 ñu ne Karim Wade day nekk candidat présidentiel mës nga ko dégg yow moom laa la laaj non mais musul am moo tax c'est que yow li nga wax nii kay lu ko fi jële Ablaye lu ko fi jëlee lu dul dañoo dem élection sénégalais voté Macky Sall mu fal yow dafa mel ni mais yow coow loolu fii la fekk ñëpp doomam la bëgg a fal doomam la bëgg a tàpp nanga doomam la bëgg a tàpp dama ne est-ce que mës nañ defar dossier candidature doomam ci reñu Abdoulaye Wade mës nga dégg Karim ne je déclare ma candidature mës nga dégg waa PDS defar dossier dem déposer ko conseil constitutionnel ñu ne lii candidature Karim Wade mës nga dégg Abdoulaye Wade toog ne damay fal sama doom mës nga dégg doomam toog ne damaa bëgg a falu avant 2012 mais pourquoi ngeen bëgg a créer ay idées yoo xamante ni yow Ndiaye yow yaa ko dem créer indi ko bëgg ko teg. il faut nga xam ne lépp lu ma fi laaj man maa ko laaj yaa ko laaj dama ne yow waa nga xam ne waa nga xam ne aussi doomu Abdoulaye Wade moo lay tontu ah oui bu leen neexee mën ngeen invité fii ay responsable piétiner leen dóor leen cravacher leen mais nga xam ne aussi man ngay waxal mosoo dégg avant 2012 Karim Wade day nekk candidat mosoo dégg avant 2012 Abdoulaye Wade ne dem je ferai de Karim Wade un candidat mosuñu ñu woo ñun ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ndawi parti bi à l'époque ne ñu nañ leen théoriser candidature Karim Wade ñun ci candidature Abdoulaye Wade lañ doon liggéey dem nañ élection dem nañ deuxième tour gagné nañ ñu nangu nañ ko accepté nañ ko démocratiquement Abdoulaye Wade mérite boobu am na ko moom mooy seul président bi jël pouvoir bi démocratiquement fii ci réew mi delloowaat ko démocratiquement Senghor tubaab yee ko fi teg bi muy dem daf fi teg Abdou Diouf sans élection Abdoulaye Wade gagné ko
def ak moom passation de service bu pacifique honoré ko mu dem. Macky Sall amul mérite Abdou Diouf ankay am na mérite dama ne. am na mérite mais méritu jël pouvoir bi démocratiquement jël ko Abdoulaye Wade Abdou Diouf il a rendu le pouvoir démocratiquement mais jëlu ko démocratiquement dañ ko jox. non moom la sa góor gi bëggoon defal doom bi. mukk ci àdduna. loolu ku xam Abdoulaye Wade xam vision ci wàllu démocratie xam ne dépassé na loolu. dépassé na loolu xelam xalaatu ko donc mu jël pouvoir bi démocratiquement ba pare rendre ko de façon démocratique président Macky Sall jël na pouvoir bi de façon démocratique donc mu des mu war ñu ko delloo de façon démocratique moo tax ay du ma ni waaw du ma ni déet ak ñu dem ba nga xamante ni les responsables de l'APR ñemeetuñu toog ci plateau. mais maa waxoon waxee aussi fii lañ ko fekk aussi tamit de bul fàtte loolu. lan moo nekkoon débat bi boobu. lan moo nekkoon débat bi disposition article 27 bu constitution bu 2012 article constitution bu 2007 bi ak constitution bu après référendum bi daa wuute parce que dafa am clause nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs amul woon ci constitution bu 2007 bi donc fii maa waxoon waxeet munu fee am fekkee dane man maa waxoon effectivement maa waxoon waxatuma maa waxoon waxeet bii kii constitution moo ko tënk. waxuma waaw waxuma déet. mais du loolu mooy tontu bi. dama la bëggoon mu wax. tontu bi mooy li constitution bi wax rek mooy kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegloo loolu mooy tontu bi amul leneen. waaw mais moom waxagul ba tey dafa ne ma waxuma waaw waxuma déet. dama ne waaw daf fee mënul am. constitution mayu la ko mënoo présenté wu kon kay jarul guddal jël su ma ne waaw gouvernement bi duñ liggéey ku liggéeyul nga dàq ko du ma jël kenn pour mu liggéeyal Sénégal nga toog ne du ma liggéey ma la fay maintenir su ma ne déet duñ tal dara lu dul campagne ay waay su ma ne waaw liggéey dootul am mais xoolal waxu vraiment lu kenn mënul comprendre ban façon wax alors que ñu ne la constitution bi nee na la yow mënoo def lu ëpp ñaari mandat yu tegloo nga def benn mandat 2012 ba 2017 ba 2019 defaat muy benn nga defaat beneen mandat 2019 ba 2024 mu ñaar nga dem ba sa ñoñ yi ñemeetu ñu dem ci plateau parce que dañ leen laaj problème mu troisième mandat te duñ ci mën a wax waaye ñun nag ñoo koy wax ñun mënoo def troisième mandat. waaw mais boo ko fa kenn du la dàq. kenn du ma. ma ne boo ko fa kenn du la dàq. yamuma ci wax ko ne ko mënoo ko fi def. bis bu président Macky Sall déclaré troisième mandat candidature am. ci bis boobu lay gëj a am jàmm ba keroog ñuy dem ay élection mais amul ma dem te waru ko. fi gars yi jaar ak Abdoulaye la ñu jaar ak moom rek. déedéet bii mooy gën a non bii waxaguma mu dem déposer conseil constitutionnel dama ni bis bu déclaré laa wax maanaam souhait bi rek. mu émettre souhait bi rek. moom ci na xam ne ci lay jàmmam di jeex moom. dëgg am na loo xamante ne nag duñ ko wax fii. waaw. ba tey mbokk yi yéen seen émission Pencum Thiès Ndiaga Diaw la ñu dalaloon ñu fas yéene faram-fàccee PDS bi nga xam ne dafa jóg di restructurer parti bi ci wàllu jaayam carte bi yooyu yëpp mais également actualité nationale bi ba tey yàggul dara dégg nga fi ab député bu APR Dumburu Sow li mu wax loolu defe naa ni xanaa loolu suivre nga ko. ensuite loolu ban njàngat nga ciy def. mais ñun dañuy mobiliser suñuy armes à feu mu jeex. xam nga jaasi du xeex ak fetal. ñoom attends mais yow boo waxee loolu aussi dafa mel na naa wéy amul loolu mais loolu laa wax on ne peut pas se permettre dans une république député nekk élu du peuple taxaw yëkkati kàddu yi mu wax ci lendemain bi la ñu waroon a lever immunité parlementaire am mettre ko à la disposition de la justice. léegi nag bàyyil man ma wax li gën a garaaw li mu wax moom léegi man mi nga xamante ni man bokkuma ci mouvance bi. man nañ jëflanteeg man. dama ne mais wax aussi yow it comme que mu wax noonu li mu wax xëy na tontu ko ngay def wala indi solution. wala dama ne solution bi mais soo waxaatee leneen est-ce que doo ma ni fayu dëkk la woon dóor dëkk la woon fayu moo ko tas. waaw d'accord loolu mën nga ko wax nga yem ci. du ma ci yem dama ne bu ñu mobiliser ay jaasi ñu mobiliser ay armes à feu loolu mooy wax ji. d'accord ku ñu wokk ñu xuri la
c'est ça la réalité loolu mooy dëgg de du ñu toog ay nit dem mobiliser ay xeet ak ay ethnie dajaloo ñu ne voilà ñu li ñuy café mooy dëgg ci ñoom loolu mooy réalité. du ñu nangu nag. mais loolu yaakaar ne Sénégal loolu dina fi am ak nit ñi jaxasoo. dama ne nit ñi parce que fii kenn xamewul. jaxasoo bi moo tax am na xalaat yoo xamante ni waru fi sax jóg bañ koy wax. très bien man lu laa xaar ci yow ci réponse aussi. réponse boobu laay wax ba pare non dama ni loolu sama réponse la sama tontu la man ba pare. taxaw di xaar ba nit mobiliser arme blanche am. taxaw ne troisième mandat man ma utiliser sama arme à feu loolu kay man maa ko wax. maa ko wax parce que troisième mandat loolu lan nga ko jàngatee ak Sénégal non ma ko jàngatee mooy mandat troisième mandat warul am léegi kee nee na moom dina génne jaasi pour troisième mandat am man ma génne sama arme à feu pour troisième mandat du am. d'accord jeex na. mais loolu tey jii en tant que député yow député ak ni mu meloon nekk la voix du peuple. kooku du député du dara li mu wax nii du waxu nit sax du waxi nit ñooñu mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo toog assemblée nationale ni lépp lu président Macky Sall def ñoom d'accord ñoom voté wuñ ay loi pour xool ndax arrangé na réew mi wala déet. ñoom mais comme li ngay wax rek Abdoulaye lépp lu mu wax d'accord naa ci c'est la même chose loolu mooy continuité bi nii rek. non mais c'est ça Abdoulaye da war décider ñun duñ ci wax duñ ci def duñ ci dindi. lii ma lay wax nii moi je te parle de parti politique. je ne parle pas de l'Assemblée nationale. man Ndiaga Diaw su ma demoon Assemblée nationale du lu Abdoulaye Wade bëgg dama koy def déedéet. parce que à l'Assemblée nationale je représente le peuple sénégalais. suñu indee loi damay xool ndax lii arrangé na sénégalais ou pas mais dans le parti orientation Abdoulaye Wade yëpp day nekk méngoog man samay bëgg-bëgg méngoog li nga xamante ni dafay arrangé parti moo tax saa yu di waxee rek dañuy dóor. waaw mais député ba tey li nga wax ci taxawaay député lan la war a mën a doon yow tey réponse bi nga tontu nii xëy na en tant que leader politique nga nekk koo xam ne ku nu yaakaar nga ëllëg ci réew mi lii warul doon sa tontu. ankay ay warul doon sa tontu. dama ni parce que yow defar nga war a def mais waroo ay buñ koy yee yow da nga ko war a fay mais waroo ko yee. li mu jaral tafukat bi su ko jaralee borom kalpe bi du dem c'est que ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo am droit ak obligation wu sàmm kaaraange réew mi ñoom la ko jaral mais ma sama ak ñun da ngaa dégg kenn ci ñun ne damay utiliser arme à feu pour que Macky du def troisième mandat au contraire dañ ne dinañ utiliser voie légale yépp pour que mu respecter constitution bi. kii ñëw taxaw ne nañu génne ay jaasi pour que président Macky Sall def troisième mandat waaye te ñun dañu d'accord ne Macky warul def troisième mandat kon jaasi yi ci ñun la jëm si léegi dañuy toog di xaar bañ fekk ñoo ay jaasi ñëw daggate ñu après ñu naan voilà dañu non ku ma song ak jaasi ma génne sama arme déchargé ko sa kaw man maa wax loolu man. waaw loolu mooy sa solution. mooy sama solution loolu mooy sama solution man wax. d'accord ok ñu ñëwaat ci tey ba tey fii élection locale yi tey jii léegi mu ñëw jàpp nañ muy suñu kanam xëy na sax loo waral yéen ngeen ngi toppaat seen i base yi defaraat jaayam carte bi yooyu yëpp mobiliser waat base yi tey PDS am nga yaakaar ci moom fii ci au niveau local moom moo am fi dara. ah waaw déjà ñun tey maire yi ñetti maire yëpp fu ci ne am nañ fay conseil municipal. au niveau du département le premier secrétaire élu du conseil départemental de Thiès PDS la bokk dans les 15 communes xëy na maire bi la ñuy jënd mouvance bu ñëwee dañuy jënd maire bi parce que ñun en 2014 dañoo gagné ay communes Macky Sall ñëw jënd maire yi mais base bi des fa c'est ça la réalité. jënd maire bi base bi des fa bon ñu ngi waajal ay élection buñ ci demee dinañ xam. Thiès fi amati ngeen fi yaakaar. mais 2014 ñun ñoo fal Idriss Seck conseil départemental. il ne faut pas oublier ça bu leen fàtte loolu. coalition la def ak PDS. PDS nekk majorité dans le département de Thiès le PDS est majoritaire loolu mooy réalité. nañ leen dem li ci des li ci kanam rawul bët de toute façon ca élection lañ jëm te incha allah danañu mobiliser suñuy troupe danañ ci dem. lu ñu yàlla may ñu jël xam nga ñun suñuy mbir dafa simple ñun. parce que dañu jàpp ne lu waaye liggéey lu waaye ñàkk jariñu ci loolu lañ ne coono bi xeex bi moyens financiers yi lu ci laaj danañ ko ci def le reste nag danañ récolter li nga xamante ni moom la ñu jiw. seen candidat dina ñëw xanaa éligibilité bi wax nañ ko ñu ngi ko doon jàmbat temps
xanaa loolu nag moom. bon xam naa peut-être soo mënee ko jot téléphone wala nga mën a waxtaan ak moom après xëy na dina la ci mën a indi. mais loolu lu fay xew ci parti bi yaa ma ko war a mën a xam. man li ma la mën a wax xamal mooy ci la may waxtaan ak moom mooy liggéey bi ñu nekk di def au niveau de Thiès ak au niveau national ba moom bu yegsee ci biir réew mi. bu dee cëpp biir Thiès la nga doon wax gis naa ko. la ca des mooy calendrier am buy waree ñibbisi moom moo koy définir moom moo koy annoncé man mënuma annoncé retouru Karim samay prérogative eggu fa. waxuma la man laajuma la kañ lay ñëw éligibilité laa wax. mais éligibilité am c'est-à-dire Karim lan moo ko teree éligible lan amul dara lu entravé ne éligibilité am ci liste électorale. xam nga ay temps lañ doon wax moom mënul nekk candidat mënul voté ñu jékki-jékki yàggul dara jamono yee ñu ne non voilà léegi moom il est éligible loolu laa foofu laay waxee yow loolu laa laaj. waaw loolu laa lay wax. dama ne la fii may wax ak yow nii tembe amul ci yoon dara lu ko tënk. déedéet déjà ñiy wax sax naan ci fan yi la ñu wax naan dafa éligible dañoo juum sax parce que ñooñu dañoo tënku ci àtte CREI bi alors que man àtte CREI bi depuis le début biñ ko convoqué CREI laa ne man lii engagé wu ma la fay tukkee engagé wu ma engagé wul le parti engagé wul Karim Wade ce qui lii ñu def CREI. C'est illégal ça ne repose sur aucune base juridique parce que un ancien ministre barki démb yéen a ngi suivre Yakham Mbaye wax na ko nee na Mansour Faye wax na dëgg bu ko OFNAC wooyee warul dem parce que un ministre haute cour de justice moo ko war a woo. waaw léegi nag nga ne sànq yow sa tàmbali kàddu da nga ne woon moom lu tax OFNAC du ko woo ba ne du fa dem. non dama ni Yakham Mbaye moom moo wax loolu. waaw. dañu un ministre. waaw haute cour de justice moo ko war a dégg. mais Mansour Faye foofu la teg kàddu mais defal nànk. waaw mais. waaw mais. OFNAC bi ñuy créer OFNAC boobu fekk nañu enclenché procédure Karim Wade. L'OFNAC peut bel et bien saisir un ministre moom yaa xam dafa juum mais concernant Karim Wade. CREI waru ko woo. CREI mënu ko woo. d'accord yow lépp loo xam lu jëm si yéen la c'est ok lu jëm feneen dara baaxu ca la ñuy def dañuy mais je comprends. man kay su ma waxee da ngay indi texte non attends doo fa nag. c'est bon. man quand je parle ñu jàll. Ibrahima. man su ma parce que waxtu bi waaw d'accord mais dama ne quand je parle. da ngay indi texte bu ko fa jëlee. wala nga indi kenn ci ñoom koo wóolu xam-xamam. mu ñëw toog ma toog. d'accord mu dindi li ma teg. d'accord loolu dinañ ci ñaar bu soobee yàlla. parce que élection yaa ngi ñëw suñu kanam. beneen bi moo ñu wax ci wàllu rapidement gestion Covid bi gis nañu temps yi moom vraiment macha allah yëf yaa ngi wàcc. voilà gestion Covid moom Sénégal gis nga nee nañu sax ci pays yu gën a xarañ ci gestion Covid bi ci la bokk. mais parce que loolu nga ci def. parce que li ñuy présenté ak li nga xamante ni moom moo xew réellement du da nekkul benn. lan nga bëgg a wax foofu. non par exemple xam nga. ci gestion Covid bi tey am na ñu bëri ñoo xamante ni def nañ ci ay constats yoo xamante ni déjà ci wàllu dund bi tout à l'heure wax naa ko. mais personnel médical bi. ñaata infirmier. ñaata sage-femme ñaata infirmier ñoo ci infecté ci manque d'équipement. ak taxawaay bi nga xamante ni état bi waroon na ko am ci ñoom. sapeur pompier yi nga xam ñoo doon évacuer. ñaata ñoo ci infecté. donc mais loolu les risques du métier la aussi. war nañ d'accord mais matuwaay yi aussi moo desoon. lu bari. mais après réglé nañ ko. waaw mais kañ lañ ko réglé médecin après non fi mu ne ni mbas moom ñëpp xam nañ ni courbe la day yéeg wàcc jeex yàlla na gën a wàcc jeex parce que ñun. du intérêt kenn ci ñun Sénégal lu mel nii di fi xew mais gestion bi moom am na lu yu ci bëri yoo xamante ni ñoom bu ñu paree ba war a ñëw pour def compte rendu ñun dinañ ci am question yu bëri yoo nga xamante ni dinañ ko ci dugal lu ci bëri dalul suñu xel. waaw tey Idriss Seck moom mooy président conseil départemental bu Thiès. mais daanaka maanaam da koo jébbal da koo jox keneen. loolu lan ba xaar nga ci am. waaw mais loolu loolu la yàgg di def muy nekk maire pratiquement Diatara moo fi nekkoon
di liggéey di def liggéey bu am solo aujourd'hui au niveau du conseil départemental man c'est vrai ñu bëri dañuy wax ne Idriss Seck dafa war a ñëw mais est-ce que bu ñëwoon aussi dina def plus que ce que fait Diatara est en train de faire un travail remarquable la xaw ma ndax yéen a ngi koy suivre ou pas ba ci Covid bi man j'ai suivi les actions du conseil départemental de Thiès c'est pas parce que du man maa ko jiite que su amee keneen ku koy jiite la muy def lu baax du ma ko wax Diatara a fait un travail très remarquable. Talla Sylla xëy na moom su ngeen ko wooyee de même que Talla gis naa ko mu jàppale waa ñu daara yi it ku def lu baax moo ko. Lamine Diallo zone nord. non bon c'est que ça soit Lamine ñun ñëpp lay encourager di leen fi c'est que maire yi kenn mënul def lépp. da ngay daal seen liggéey rafet na daal. non j'ai pas dit waxuma de manière globale amul kuy liggéey bu rafet lépp mat di nga am yu baax di nga am ay manquements mais ñun bu fekkente ne dañu aspirer nekk demain ay leader nekk place yu ñu toog ñoom suñu constater ay manquements dañ leen koy wax ñoom ne leen lii kat par exemple raay bi di def ay accident ak ay oto man personnellement dama dem ba ci Lamine Diallo wax ko ne ko man mu d'accord fi ñu toll oto di jéggi train di ñëw ñuy def collision bi ma gisee ci wetu kii bi fële côté fukki buntu bi noonu. ndox yi ni mu mel foofu ak ni suuf si nangoo tali bi mais dama dem wax Pape Diop ne ko bu ñu amee chargeur ak camion lenn li dina mën a régler problème mu sax embouteillage parce que tali bi léegi kenn jëlatu ko parce que dafa yàqu. nañ ko defar oto yi yenn oto yi di ko jël yeneen oto yi di jël beneen tali bi au moins pour que mu féex. man posture boobu laa amee posture u defar te du tere bu ñu demee élection ñu dem wuti ñu yàlla mayee ñu jiite mais du ma toog ci plateau di wut ay noon di ŋàññi ku ne ma ŋàññi la ku ne ma xas la xalaatuma ko sax. non pas ŋàññi mais wax li am. waaw la xamee woon mais léegi par exemple éclairage public. waaw dëkk bi bëri na ci ay gox yoo xam ay zones yoo xamante ni dafa lëndëm dañ ci war a def dañ ko war a. sax également fii marché Sam ba léegi problème baa ngi foofu. waaw mais marché Sam waxoo ci laajoo ma ci laaj ma ci li ma ci xam. man si yi mairie ke non da nga ne marché mi averti pour nga ne non lii jafe-jafe la lii jafe-jafe la man li fi nekk ci problème yëpp mënuma ko énumérer ci sama bopp ci sama xel dañ koy wax ma yëg ko marché Sam à l'époque lañ ca waroon a dox nañ ko ci mais li nga xamante ni titre foncier wu jàmbur la ay nit bi ñuy ñëw ñu jënd ñëw ñu fay dañu ñëw rek samp seeni mbaar ñëw toog di liggéey bu ñu demee ba seeni borom soxla ko il faut aussi bu ñuy waxtaan tamit ñu waxante dëgg. parce que yàlla moom nañ wax dëgg te yàlla rek tax. mais foofu taxawaay mais bi lan la war a doon ay njaboot la ñu doon daal seen doole nekk seen njaboot ko te loolu la également. bokk sa bokk moomeel da leen war a wutal fu ñu dem. waaw mais loolu kay mooy sama position. est-ce que mi ngi ci est-ce que nekku ci est-ce que wutal na leen ko wutalu leen ko peut-être loolu soo amee occasion toog ak Lamine Diallo moom mën na la ci leeral mais li jaadu mooy ñooñu bu ñu jógee ñu wutal leen donte ne la ñu nekkoon du légal. mais ay citoyen lañ suñuy seen njabootam lañ. te jàpp naa ni du leen fa yëkkati ba pare toog seet ci li ma jàpp. un bon maire. d'accord du déguerpir ba pare toog seetaan croiser les bras. yéen front de résistance bi ci ngeen bokkoon. ci lañ bokkoon waaw. front de résistance nationale bi ci ngeen bokkoon PDS ci la bokkoon. waaw mais Massaly nee na ku mel ni Ousmane Sonko nañ ko ci génne ndax moom day bokk ci mbir pare di ko ŋàññi loolu noo ko mën a jàngatee. loolu du ma ci def commentaire. lu tax parce que du intéressé wu ma. yow lépp lu Massaly lu tudd. ça ne m'intéresse pas wallaahi wala zim. lu tax parce que ça ne m'intéresse pas c'est tout. m'intéresse wul du ma ci wax. mais léegi dafa mel na ngay moytu saa waay de da nga ko xaw a ragal Massaly ko ragal quoi léegi. léegi mais c'est un homme politique national léegi. mu am national la ku dul yàlla. ku dul yàlla. man Ndiaga Diaw ragaluma la. d'accord mën naa jox cër nag mën naa joxe cër mën naa joxe respect mais ku dul yàlla ragaluma la c'est que dafa am loo xamante ni aussi man su ma ko continuer di def. Thiessois yi ak sama soppe yi. danañ ma mujj xeet. parce que mënuma dépasser benn nit ba pare. retourner à chaque fois. dañ ko dépassé yàgg na.
ba pare retourné waat chaque instant di wax ci ay wax. beneen question stade Maniang Soumaré bi def nañ pause première pierre bi depuis 8 août. ñu ne ñu ginnaaw suba dañ tàmbali travaux yi Salif Diao ak structure ñoo gagné travaux yi ba léegi te décembre lañ ko war a livrer gazon synthétique boobu ba léegi gisaguñu def fa dara. loolu ci démb laay wax directeur stade bi Doudou Sow bari ci dem ma ne ko ñëw naa stade Maniang Soumaré 2 fois pour constater si travaux état d'avancement travaux yi mais j'ai vu que ni defuñu fa dara. xam nga dafa am loo xamante nii diggante fii ak décembre soreetul ñun. ñu ngi suivre l'affaire là de près. parce que bis bi ñuy def pause kii bi. damaa bàyyi sama yitte man waroon a liggéey bàyyi sama liggéey ñëw assister ko en tant que Thiessois. toog ba mu jeex ma génn delluwaat ci sama liggéey. du ma nangu ñu may yëkkati man ci ay caaxaan te loolu. dama ciy interpellé waale le maire de la ville moom su fekkente ne xam na fan la blocage bi nekk. mu wax ko Thiessois yi ñu mën ko xam. sinon les gens vont penser que moom ci boppam sax moom moo ko dig Thiessois yi ba pare te defuñu ko. d'accord voilà. sinon maa ngi lay gërëm di la sant kaddu bu mujj gi rek. mais man aussi maa ngi lay sant di la gërëm xam nga yow def ak yow émission dama ciy kontaan parce que Walfadjri ñëpp xam nañ ne suñu kër la dañ ci profité ñaanal suñu papa Sidy Lamine Niass yàlla na yàlla yërëm ko xare ko aljana. ñaanal également suñu bàyyi bopp bi ñu jur yàlla aussi yërëm ko donc sant leen gërëm leen ci seen taxawaay. gérer Walfadjri Thiès lu metti la. mais terewul yéen a ngi def seen kéemtalaay kàttan ba le maximum de programme ngeen koy couvrir donc nuyu suma xarit Mourad Sarr. donc tutu aan sama jigéen. waaw Walfadjri sama kër la ñoom Ramatoulaye Sarr waa Dakar samay xarit la ñu Assane Diouf Moustapha Diop donc ñoom ñëpp c'est mes amis. donc vraiment maa ngi kontaan nuyu Thiès Info c'est Latir nuyu Adama ñoom Bamba waa Thiès Info yëpp. nuyu waa parti démocratique sénégalais ñaanal président Abdoulaye Wade yàlla defal ko wér. d'accord. yàlla defal jàmm réew mi. d'accord ba mbas mi jeex. jàmm waaw ba dootuñu amati benn cas. voilà ci barki yonent bi maa ngi sant di leen gërëm. merci beaucoup merci kooku nekkoon ki nga xam ne moom mooy Ndiaga Diaw moom lañ dalaloon tey ci seen émission Pencum Thiès vraiment Ndiaga nekk tamit secrétaire général bu PDS Thiès Ouest mais également secrétaire général UGTEL département bu Thiès membre comité directeur bu PDS membre secrétariat national bu PDS moom lañ dalaloon tey ñu doon faram fàccee seen parti bi temps yi ni ñu jógaatee di defaraat ak jaayum carte bi yooyu yëpp la ca xew. macha allah ak actualité nationale bi di gërëm Mourad di gërëm Adama bu Thiès Info di gërëm ñëpp ñi nga xam ñi ngi déglu di wax rek yàlla mi am jàmm yàlla ñu may jàmm beneen samedi ak beneen invité yàlla jàmm yàgg jërë ngeen jëf.